présent, votre... waaye Seydina doxalal. jaajëf Al jaajëf Mayte ci rubrique bu am solo boobu nga xam ne def nga ko donc Mayte kële it laari ca bon plan ba këf ka moom it doy na lool dañ koy doore rek ci Bélier tey di lundi 13 mai 2019 donc waaw voilà donc bu ñu xoolee dañ koy doore ci amour maanaam ci wàllu mbëggeel Mayte boo xoolee célibataires yi ñoom dañoo nekk ñoo xam ne nañ xippi seen i bët nag xool ka nga xam ne xalaat nañ ne mun nañ nekk ñoom ñaar dina ñëw pour wax ak ñoom loolu bu fekkee am na ah yàlla mun na cee def sutura ba taw feex mu se mun na nekk nag koo xam ne xam na leen quoi donc loolu day nekk li nga xam ne si taxaw donc moom mooy Bélier yi jaajëf Cheikh ñoo juddu diggante 21 mars jàpp 20 avril ci wàllu santé ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne nit da nga war a am ay globule rouge ak blanc yaa ngi dégg mais bu fekkee da nga ci manqué bu blanc bi bu ëppee doole da ngay feebar xam nga globule rouge mooy protéine mooy réguler donc léegi nag ci biir loolu damal nga seeti médecin waaw parce que globule rouge moom sax dafa baax waaye blanc tamit da ngay waar donc mu ne ci loolu nañ si bàyyi xel baax ci wàllu travail mu ne ñoom dañu nekk nii nga xam ne wax dëgg neex yàlla tey boo leen demee liggéey am na surprise mbégteel mu am solo goo xam ne mi ngi leen di xaar ci wàllu professionnel ñu dem Cheikh ci taureau yi ñoom ñoo juddu diggante 21 avril jàpp 20 mai ñoom Mayte timu Mayte mu ne ñoom dañoo nekk ñi nga xam ne seen relation amoureuse dina am ab calme ak sérénité boo xam ne am na si parce que bu fekkoon ne dañ doon ràjji jamono yéenee ci gannaaw di téeli waaw fi dañ doon tiitari fi mu ne nii lem nañ parce que waa dañ doon tiitari wan na leen ne lijjantiwu leen suukar moo leen gën a neex te boo ci lekkee lu bëri sax am jabe donc non laa kii Mayte suukar moo gën a neex jigéen ñi te boo ci lekkee lu bëri da ngay am jabet kon def leen nang tey doucement rek mu ne ci biir loolu célibataires yi ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne dina am harmonie boo xam ne dina am te loolu nag bëriwul de fu célibataire yi di am harmonie ci niñ ki ñu bëgganteel bëriwul donc déjà loolu nañ ci bàyyi xibaar léegi nee na marié yi nañ profité pour ñu def benn pause quand même jéem a xoolaat yi nga xam ne baax na baaxul ñu jéem ko changer repartir sur de nouvelles bases plus solides voilà autocritique donc mu ne ci wàllu santé bi également ñoom taureau yi dañuy nekk ni ñi nga xam ne bëriwuñ énergie tey maanaam amul leen pas-pas bu bëri daal wala daal nekku leen carrément en forme donc énergie boobu di xaw a manqué aussi na ngeen ci bàyyi xel ngeen jëm koo réguler ñi nga xam ci wàllu professionnel mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne seen supérieurs yi Mayte dina remarquer seen compétence ak effort yi ngeen di def pour mën a liggéey donc waaw loolu di nekk li nga xam ne yàlla mun na dogal ñu am ci leneen lu ñu leen yóbbu moo xam soit ci beneen responsabilité daal boo xam ne dañ leen koy jox ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi Cheikh Gémeaux yi ñoo juddu diggante 21 mai jàpp 21 juin mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne bu fekkee ne da nga nekk célibataire moytu ñu ñeneen ñi di la influencer parce que loolu dafay nekk li nga xam ne da lay éviter wala boog mu yàqal la ba nga xam ne rencontre yu am solo yu bees yii ma gis nii dafay nekk loo xam ne du ci ñëw wala doo ko am donc déjà loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax nee na nit da ngay déglu pour comprendre mais doo déglu pour tontu kon yéen Gémeaux yi ñu góor ñi day leen déglu pour comprendre mais bu leen déglu pour tontu ci wàllu santé nee na ngeen def attention ci seen wàllu alimentation xam naa koor gi moom Mayte gars yi dañuy lekk rek doy na waar donc mu ne nañu bàyyi xel ci seen alimentation ci wàllu professionnel mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne dëgg la naam bëri nay imprévu sur le plan professionnel ci seen cadre liggéeyukaay kon déjà loolu nañ si bàyyi xel baax a baax ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi déedéet ñooy cancer yi waaw donc cancer yi mu ne ñoom ñoo judd 22 juin jàpp 23 juillet mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla ci seen vie sentimentale dina bëri ay lënc de bëri ay gàllankoor yoo xam ne dañ si nekk bu dee da ngeen ñuy dund yéen kese nag affaire bi du yomb parce que du am benn relation boo xam ne c'est en vue wala taxaw ni seen kanam donc déjà loolu aussi dafay nekk loo xam ne na ngeen si bàyyi xel baax baax léegi nag ci biir loolu mun ngeen tase ak jenn jigéen ju mel ni laari mu changer complètement sa vie donc kon déjà loolu aussi na ngeen ci def attention wala boog foo leen di teg seen tànk na ngeen ko xool ci wàllu santé mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne nervosité gaaw a mer baaxul ci yéen pourtant nag day ñëw mënul leen si dara donc c'est nervosité la boo xam ne c'est à prévoir da ngeen ci def attention bu baax a baax ci wàllu professionnel mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne mun ngeen wax seen xalaat mais mënu leen ko imposer ñu dem ci lion yi waaw mu nekk situation vie sentimentale bi ngeen nekk ak lu ci mën a xew day yàqu tey ëpp naa wax waaw maa ko wax kawteef kanam yàlla mosal si sa yàlla je sais pas ñoom ñoo ko wax situation nu mu mun di mel tey day lëj
day compliqué kon ay woote téléphone ak ay yenn kii yooyu yëpp bu yeboon na nga bàyyi mu sedd parce que sinon affaire bi doo si parce que fii dañuy gis ku ci am sa koy nekkal mu mer nga commencé di jooy donc loolu ci lion yi loolu beneen affaire la. góor bi mooy jooy wala jigéen bi mooy jooy góor bi donc mu ne déjà ci biir loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax léegi nag ci biir loolu wàllu professionnel ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne bu fekkee dañu nekk ville baax na ñu dem ci ay espace vert toog inspiré di nooyi di xool kii bi bu fekkee dañ nekk ci àll ba nañ dem ci ndànd fooy ba dem fa di xool ci àll bi di dégg picc yeeg njugub yeeg yooyu di kii boo mel ni ku dem xombal yooyu da nga koy def dem ci picc yeeg yu demee noonu donc yooyu dañ si bàyyi xel bu baax a baax lion yi parce que bu fekkee ne sa vie sentimentale dafa yàqu sa xel mi day dem day lambeer donc loolu daf siy baax yàlla mos a salaam waxuma ko asli ñoo ko wax mu ne ci wàllu professionnel ñoom dañ nekk ñi nga xam ne am nañ ay soucis à se faire mais incha allah rabbi yàlla na leen si jàppale ba ñu mun si génn Cheikh ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi ñoom ñoo juddu diggante 24 août waaw ñoom mag yi 24 août jàpp 23 septembre mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla de caprice moom baaxul ci nit caprice moom nit daf cee war a bàyyi xel ba xam ne loolu amul solo mu ne nag bu fekkee bàyyi nañ ko dinañ dund ay moment yu neex yu agréable yu mucc ayib ci wàllu santé ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla baax na de ñu naan kaasu jus wala yenn lekk yi mais ñu bañ a def excès bi parce que dafay nekk loo xam ne daf leen ñu solo sur le plan professionnel dañuy nekk nit ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla am nañ ay confiance bu am solo boo xam ne def am nañ ko sur le plan professionnel bu jógee seen super hiérarchique yi dafay nekk loo xam ne daf leen di jàppale ñu dem ci balance yi ñoom ñoo juddu diggante 24 septembre jàpp 23 octobre. weer bu baax bi weer bu baax bi moo tax nee na ñoom tey dañuy am ab ku leen di seet si léegi nag ci biir loolu dañoo xëyoon tey mer xaw ma nag lu leen merloo mais loolu dafay nekk loo xam ne seet si googu leen kooku di seet si dafay nekk loo xam ne dina leen jàppale ba seen journée mun a neex mu ne ci wàllu santé ñoom dañuy nekk ni nga xam ne dañoo soxla changer air bu fekkoon ne ñu ngi nekk ci benn bërëb tout le temps baax na laal yi ñu jógee foofu noonu dem ci feneen daf leen di dimbale ci biir loolu nag Mayte yow mi nga xam ne yaa nekk ci wàllu kii mu nekk ci wàllu professionnel dañuy nekk ñoo xam ne dañuy soxla seen encouragement wu supérieur waaw waaye comme nekk ci matinal bi te boo waree poser question ñu lay teel a dankaafu xam loolu aussi du la encourager mais est-ce que tamit du ay sànni xeer voilà scorpion yi ñu dem ci ñoo judd 24 octobre jàpp 22 novembre mu ne ñoom dañuy nekk ni nga xam ne dina am coow lu rëy ci wàllu ci wàllu couple coow lu rëy da ciy am léegi nag ci biir loolu lenn moom mën a nekk da nga doon reetaan jékki-jékki jooy lu ñu tubaab bi wax kii riira le premier riira le dernier yoon new si mais dafal nang sooy loolu la wax nee na da ngay ree rek te xam boo jekkoo des fois da ngay ree foog ne jekk nga bal ba tourné nga commencé yooyu di jooy donc kon déjà loolu nañ ci def attention bu baax a baax mu ne ci wàllu santé dee leen xaqataay di reetaan dee leen ree Mayte ree leen laari ree leen reetaan leen ñu jël ko voilà merci dee leen reetaan nee na reetaan boobu da leen di faj non quand même da leen di faj reetaan bii nii na naturel nag la ñu wax na waaw naturel mais gis nga laari reetaan bi fattoon fii ci dënd bi bi mu reetaanee génn na évacuer nii loolu la donc yooyu dafa nekk loo xam ne dafa baax ni il faut ngeen ni reetaan loolu dafa am solo kooku baax na léegi mu ne bu ñu jógee ci loolu également ci wàllu travail tey dafay nekk journée boo xam ne journée de défi la ñu ne yow laari mënoo lii nga ne dinaa ko def ba muy nekk ba nga koy def ñu jàll ci sagittaire yi ñoom xam nga ñoom ñoo judd diggante 23 novembre jàpp 20 décembre mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne seen partenaire maanaam ki nga xam ne seen woy bëgganteel la ki ngeen ni bëgganteel moom mënu leen convaincre parce que da ngeen dëgër bopp loolu nag nekkul loo xam ne lu baax la li ko waral mooy da ngeen ni changer humeur comme nawet ak kii xam nga jigéen climat la est-ce que xamoon nga loolu jigéen climat la m'en fous waaye déedéet xaaral rek jigéen yaa wax lu ñaaw si man sama signe waxuma ko asilier ko wax m'en fous jigéen climat la day sedd ba mu neex mu tàng di noor di nawet léegi nag seen noor ak nawet boobu boo leen ko jëmalee tey ci ki ngeen di bëgganteel di ngeen ko rëccu donc loolu na ngeen ci def attention bu baax a baax mu ne ci wàllu santé da ngeen nekk ni nga xam ne environnement bi ngeen nekk poussière bi ngeen di nooyi ak yenn affaire yi baaxul ci seen santé aussi na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax sur le plan professionnel nag nee na dëgg yàlla seen supérieur it dañ leen ni kontaan ci yéen di saafonteeg yéen di leen wax ne seen liggéey am na solo mucc na ayib donc kon déjà loolu baax na ñu dem ci capricorne yi xam nga capricorne yi ñoom ñoo judd diggante 21 décembre jàpp 20 janvier
laaj mu ne sur le plan sentimental maanaam ci xeetu kii fan yi seen mbëggeel bi daa nekk di kalaj jàppul. mais est-ce que yow doo bàyyi ay waxu mbëggeel tamit. moom moo ko wax si. ñun solo nañ ci mbëggeel non amul la santé professionnelle. waaw loolu man waxuma du man de. amul santé professionnelle nee na yéen Capricorne yi ñi judd 21 décembre jàpp 20 janvier seen vie sentimentale tey day kalaj waaw man loolu waxuma ko nee na day kalaj léegi nag mu ne ci biir loolu xam nga tempête day am tempête du xam ngeen tempête maanaam mooy xeetu ngelaw taw yu fort yu garaaw yooyu noonu day ñëw léegi nag bu dee ñëw na da ngay wut foo làqatu rek. waaw foo seelu ba mbir mi jàll dañuy faral di wax ne buy taw kenn du fobee rek da ngay bàyyi ba mbir mi jàll ngeen soog si dugg loolu boo leen ko defee rek di ngeen si mën a mucc mu ne bu ñu demee ci wàllu santé comme kii doon wax waxu mbëggeel léegi Capricorne yi santé mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla seen neer yi seen sidit yi day nekk li nga xam ne vous le mettrez à l'épreuve parce que daf leen ñu sonal ak ay xalaat yu bëri te loolu baaxul ci wàllu professionnel mu ne neen nekk nit ñoo nga xam ne problème yi ngeen doon am sur le plan professionnel dafay nekk loo xam ne luy ñëw jeex lay doon ñu dem ci fukkeeli signe beeg benn muy verseau yi mu ne ñoom dañuy nekk journée boo xam ne tey wax dëgg neex yàlla ci ñi nga xam ne dañu am borom kër affaire bi day jàppandi du am benn problème maanaam xëy journée bu neex lay doon moo xam ci say doom moo xam ci sa vie de famille moo xam ci sa wàllu couple lépp day nekk li nga xam ne luy jàppale doon léegi nag bu dee célibataire comme da ngeen gëj a nobante boo leen amee nobante bu bees nee na ngeen bu leen ne vous laissez pas emporter par romantisme bi loolu dafay nekk loo xam ne luy am lay doon mu ne ci wàllu santé bi ñoom dañ nekk ñi nga xam ne dañuy am passos xam nga boo nobante bu bees da ngay foog ne bu asamaan si waaj da nga koy jàpp léegi nag dañoo dem ba seen santé bi loolu sax dañ ko dañoo am coorte gu mucc ayib goo xam ne daf si nekk ci wàllu travail mu ne dañuy nekk ñi nga xam ne travail bi nag xaw naa bëri liggéey bi bëri na seen bopp dafay dem nga xam ne daf leen di jaaxal Cheikh ñu dem ci signe bu mujj bi moom mooy poisson yi waaw poisson yi ñoo judd 20 février jàpp 20 mars àll mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne tey moom journée mbégte la ci wàllu vie sentimentale waa ji nga xam ne da ngeen di bëgganteeg moom wala ki nga xam ne yéen moo leen di bëgg day redoubler d'effort pour vraiment am attention ci yéen xam nga jigéen ñi loolu lañ bëgg ku leen di bàyyi xel di leen lijjanti di leen toppatoo ñuy bajjanti ko di mel ni ay tef yu ndaw di jéem a jaay affaire. léegi kaay ma laaj la góor ñi dañoo bañ loolu. yow jigéen ñi la wax fii. dama ne góor ñi bañuñu ko. laaj ko waa God Family. jigéen ñi la wax God Family parce que ñoom waxuñu yow mii ko wax laa koy laaj. God Family ànd nañoo ak man ci li ma wax ànd nañoo ak yow. jigéen ñi daal seen bajjantiku boobu ci caldi mel ni ay tef ak yu demee noonu daal. moo leen di daaneel. voilà donc nañ ci bàyyi xel bu baax moo leen daaneel ok mu ne ci wàllu santé loolu noonu nga xam ne moom moo jëm ci wàllu jafe-jafe maanaam ci wàllu sidit baaxul neer ci góor buy metti baaxul day baaxul faj leen ko nee na yéen poisson yu góor yi tey faj leen seen problème sidit yooyu daf leen di lay jafe-jafe ak ay gàllankoor ñu dem ci travail bi nag nee na ñoom dañu nekk ñi nga xam ne confiance lañ commencé di am ci seen bopp léegi loolu nag nekk na loo xam ne mën na leen permettre ba yenn projet yi nga xam ne dañ ko amoon àll dinañ ci commencer vraiment di ko réaliser. waaw donc est-ce que aussi excès de confiance baax na. tout excès nuisible. Voilà donc loolu moo nekkoon seen horoscope tey ci fukki signes ak ñaar yi di am yaakaar ni ci wàllu vie sentimental bi dégg ngeen liñ ci wax xeetu ndobante yi si amat ay xeetu yenn bal bi tourné xeetu call yeeg tefeeg yooyu noonu ci wàllu santé bi également seen wàllu lekkin da ngeen ci bàyyi xel wàllu professionnel tey moom ñu ci gën a bëri seen patron yi dañuy kontaan ci yéen di leen remercier di leen complimenter donc mu nekkoon horoscope bu tey bi àll. waaw d'accord looy tàggoo Seydina. li may tàggoo xanaa di leen jox dig daje incha allah rabbi suba ci seen beneen horoscope di am mbégte la comme ni ma koy waxee Mayte Laari àll waa God Family également Malaysia les 4 points cardinaux yi nekk fii groupe Futurs Médias tamit may kontaan ci ñoom di leen ñaanal yàlla mu saxal leen fi quant à man nag aussi may ñaanal sama bopp yàlla may ma sama baat di neex tout le temps je me remercie.